tekki fi seytaane yaa ngi fi nit yi seytaane yaa ngi fi naafeq yaa ngi fi xariti naafeq yaa ngi fi ni jamono bu yaaxu bi is all about vanity. Greetings to all our viewers and subscribers. Welcome to the Indo Streets Gambia. An entertainer who goes by the name MLJ. The trendsetter don't have to say this to Alhaji Muhammad. I fear the future of our entertainment industry in the present hands. Memorizing songs does not make you a music intellect, and the marketing of music needs understanding, not just being presentable on media. I just review Muhammad with few artists and how he treats them on his show. It is really disappointing. You can even tell he knows nothing about the music industry. You said you supported the artists without asking for a penny. That is because you didn't reach at that level at that particular time. And mind me, all the shows you hosted was so unprofessional, but because you was given the chance, no one has to challenge that. Acharek. My advice to the artists, your struggle is real. The energy and income you put on your music should be respected. Your success aren't in the hands of any of those people. Give the population the song you needed, and I swear by Allah, you wouldn't need a promoter to push it for you. Good songs pave their own way to the cloud. An example is that upcoming artist trending on TikTok, just an acapella. It went viral and everyone loved it. Keep your heads up, build bridges and burn down others, he said. The country generally does not support music. They support individual artists. The collective work is not existing. We all know that Big Faa supposed to be launching his album, but some bad promoters are fighting him by bringing another artist from another country, and it is very, very bad. Gambian Music Union are part of it by collecting bribe from the promoter. Here is what Big Faa had to say. Man suma waré def event man feel na yen head si yen yena ma wara dolel way nekul dima wañi dole because tay yow so tege show bu man suma show bi naka lay mel day baax wala du baax you don't care sa show bi dina baax dede day baax wala du baax you don't care you care that money that guy giving you no listen pour nga fessal sa post 10,000 15,000 nga taxaw nga you show bobu gomlo nit yi ne show bi because of John na 10,000 Big Faa joxut la 10,000 mota you don't care you don't give a damn ba pare yow no da nga bo ñu waxtaan dañoo waxtaan okay maa ngi yow Mohamed ndax yow lijanti nga man suma career right now maa ngi wala yow man suma daanoo da nga bëgg ñu waxtaan da nga bëgg ñu waxtaan wala Big Faa yow da nga ko gisee si best 10 but bëgguloo mu dem best 2 wala best 3 non maa ngi because tey da nga ma laaj comme ok Mohamed man bëgguma di tur ay lim waaye am na yenn artistes yi dëkk bi suñu amoon show yow doo ŋang Diamond sax kan doo ko ŋang yow balaa nga xam nga maa ngi ñëw da nga ala ma wax ndax duma wax waaw ok gis nga man yow mi toog fii keneen toog fii keneen toog fale ñun yëpp we are after our money and we are after our trade but the industry maa ngi ñëw maa ngi ñëw so don't forget that foundation yow su dee man maay Big Faa Diamond suy tegal tey maay tegal tey damaa dem si stadium bi Mohamed yow lu tax ngay ragal Diamond ma stop pour dem si stadium bi lu tax ngay ragal xanaa loolu daf ma stop pour dem stadium waaw waruloo feel bad xanaa man dama feel bad yaa ngi bugg a jooy oh really Mohamed man maa ngi bugg a jooy ok yow maa ngi ñëw yow non maa ngi ñëw yow am nga license to perform on the 20 waxtaan la ñu jox Diamond on the 19 license they approve of the show what is your take on that between you and man maa ngi ñëw dama jikki si yow non maa ngi ñu dem waaw dem si Champion Sound ak Ali Wali demal si Arts and Culture foofu dinaa fa mujjee foofu laay tëjee ok Champion Sound lan la def Champion Sound buga wax ne yow fayuloo naar bi xoroma yow Mohamed yow delloo Gambian music njukala man lu ma def Gambian music kenn du ko def Mohamed suma ñaari loxoy ñu tooñaa ke soo mu ngi toj
kumu ne ak fumu ne ak fum la neexee nga ekiti sa loxo nga wax sa wax bi but yow deep down in you xam nga ne Gambian music fayaguloo ñun yëg nañ loolu ñu dem si champion sound so léegi yow because of money chicken change ñu ñëw fayaat la nga ñëw betray your own son big far dem Arts and Culture register ñu jox la lancing for $30,000 sacrifice man suma event boo xamante ne maa ngi liggéey di spend more than 1 mil pour event bu war a succeed yow nga dem 30,000 nga dem joxe ko Hassoum Ceesay Arts and Culture jox ko 30,000 mu jël lancing bi jox ko te eso ak man gars yi assure nañ ma ne programme boobu du am because man yóbbu naa suma documents yi bu yàgga balaa ñii di fa dem man yóbbu naa suma boss bu yàgga ba gars yi assure yal ma ne programme bi du am ba gars yi waxaa ñoom ñëpp ñu ne programme bi du am Cheikh Omar Diallo mu assure ma ne programme bi du am ma call mu ne ma Hassoum mu ngi nii ma waxaa Hassoum live Hassoum mi ne ma ne loolu kañ du am gars yi dinañ la may chance yow tamit nga mun a dem from catégorie B to catégorie A lii laa wax ak gars yi ñoom Arts and Culture they assured you they assured me ne they will not give license to DJT promotion to DJ Cheese promotion now yes. I just want to ask you this wow. The license is in whose name DJ Chi or Lamin Champ? Lamin Champion Sound because DJ Chi is not Gambian and he don't have any Gambian license to be a promoter in this country. So Legi, the show is in DJ Lamin Champ's name. But Koku nonu munge def lolu he don't even trust Lamin Champ because Flyer bisa amut no Champion Sound presence. Nothing presence. Just a mere flyer Diamond live in the Gambia. The by right warna present by a Gambian promoter. Okay. Which Gambian promoter did present that show? Nekut si flyer. But just like, okay, Diamond live in the Gambia. Who's taking that responsibility? Okay, I think now that part, I don't think that is what is affecting you. What is affecting you is everything is affecting you. Respect man tam I think lolu moy indi waxtan. Nice. Man tamit luma la wax moy yow lula affect moy comme Diamond mu ngi wara perform tay yow Alex yaangi perform. Yaangi ragal ne Diamond su ñëwé do am net. Lolu moy sa point of ragal. Te yow Arts and Culture they gave you the assurance ne ñun duñ joxe ken license. So Arts and Culture in whole essence dañ am right boobu ndax waruñoo joxe nit license is it in their law ne nit su waree am show elect waruñ ko jox license tey because loolu moo tax mel ne yow fayuloo Gambian music borom no because answer the question loolu is don't personalize let's be professional rek why they are doing that is because of they want to protect Gambian music. Who? Arts and Culture. So, but because if they want to protect it, like you said, yes. But the same license come from them. Wait, don't want deglu, Mohamed. Wow. Arts and Culture, say ligay, moi protect Gambian music. Wow. Let lui destroy artists from Gambia, nyom you protect. Wow. And the whole world knows now. On the 19th, Diamond play. On the 20th, suma show bi lolu gambul la mo nek. Daf ko affect. Dina ba wala du ba. Lolu moy the main issue. Legi bala ñoo aga ci dina ba wala du ba. Dafa laké wala du laké. Buñ ko laal, buñ ko jégué. So, see you. Wow. Conclusively, Diamond. Wow. Waruta perform, let's say, a day before your show. No, it's not correct. Because man, I am a big Gambian artist doing my thing in my own country. So man, needu man kuma disturb te fekk na ne sax yow koku nekkul doomi réew mi nekkul artiste yi réew mi man artiste yi réew mi sax tey ñu ngi mayante chance lan moo tax promoteur bu nekkul ci dëkk bi muy use doomi dëkk bi pour ñu destroy doomi dëkk bi ba pare doomi dëkk bi di ko nangu en ñëw toog jàkkaarloo man tiitu ragalu di ma wane da nga ragal